coming, and as you said, it's a very sad incident. It woke us up this morning, and none of the people here was expecting it. And as you can see, this is the food supply chain. This is the center of food supply in Brikama. This is the one. This is the one particular syndicat that supplies the central market. So anything that happens here affects the entire region completely and beyond the region itself, because you would have traders that come in here and they would not even have the money to buy, but they would take it on a credit or loan from the traders here. That's how they've been battering in here. And this fire now caused a huge impact on that food chain or food supply. So the thing that we are thinking as a council is the ripple effect on the general masses of the region. So if they are not assisted to get this supply chain back in track, it would affect a lot of people in terms of the local foods, especially food supply, corn, and then many other groundnut and other produces that are locally produced in the country. So, as you rightly said, investigation is definitely needed. It's urgently needed so that we can know the actual causes of this. Because I believe 2023 we experienced a similar one around the magistrate court end. We instituted a task force that was made up of fire service, police, the local market committee, NAWEC, and all the stakeholders were involved. They came with a report and a recommendations, which we advised the vendors and the victims to follow, and most of them complied with it. And since 2023, we haven't experienced fire at that area, fire outbreak at that end. So I believe if we have similar sort of investigation, assessment, and the recommendations from this one too, if they are implemented, I believe it will avert many other fires of this nature here in the near future. This would be something that would help. So at the moment, it is too early for anyone to conclude as to what caused the fire. All we can see is that this particular end had a lot of machines which had been used to process the food crops that are coming in, and all of them have been engulfed. They use electricity, you know. So we've been experiencing intermittent power outbreaks yesterday. So, but we cannot conclude that it is NAVIC related or it is the wires. Sometimes, and that's one of the things I was telling them as well. The wiring system in the market had been a problem because people would do all kind of illegal connections, and sometimes they find it really expensive to buy the right wires or the most expensive ones. But when you experience this kind of thing or you go through this kind of ordeal, that's when you realize that which you thought was expensive is actually a lot more cheaper than what you are going to incur here. So in the future, we cannot, as I said, it will be too early to conclude, but if that is one of the issues, the best recommendation would be, as we did with the other one, is to make sure every stall owner or they have their own meter, and not everybody connecting to one meter, because that has also been a perennial problem that we inherited from this market. Yeah. So in order to avoid that, that would be something that which we would, but investigation is definitely needed. We need to investigate the causes of the fire and to also get the, yes. Thank you, and I think council do. Because we are well prepared to also support them to complement the effort of the government. So that's the reason why chairman called us with the head of the management, senior management, all of us to come here to come and have some inquiries about the cause of it. And that's the reason why we are here. And we were also told by the fire service officer that the security council should be here today. So we are expecting you guys here. So that's why we are here right now. immediately we had see firsthand to evaluate, to see the actual damage, to see whatever the government can do to assist the victims, because we know it is very sad
because we had this story this morning, and then we want to know exactly what happened, and then investigation will be done to know exactly what we can do together to make sure the victims are assessed. But seeing this thing firsthand is seriously a very serious issue. And then we don't actually know what had transpired, what caused the fire. And then we have directed the fire service and the police to do everything possible to investigate exactly what happened so that we can try to see how best we can prevent these things not happening. Because Brikama is akin to fire. Every time Brikama market, almost three times in a year. I think something urgent needed to be done to do a general assessment to make sure this kind of thing can be reduced. Though we cannot eliminate them, but we can try to see and then mitigate the factor. So that's all. So I'm here. Basically, what we need to do is let's document who are the stall owners here. And probably once we do that, then we clear the area, and then we think of, since you mentioned that this is the, bread basket of Brikama supply chain. So if we can have an alternative place where we can relocate them temporarily so that the food supply chain will continue, okay, whilst the investigation and other measures are done. So probably this is a big disaster, and like the minister said, we are here to sympathize and commiserate with the people, and also, to give you whatever support that you will need in order to get them back to normalcy, so that we can go over this. These kind of things do happen, in the craze for profit. Most of the time, people are not very careful. Okay, maybe from the lessons we draw after the investigation, we can now, make sure that we take up measures that such kind of things will never occur again. Thank God there was no loss of life, but there is a lot of properties that have been lost. Okay, so probably you can translate that into the local languages and talk to the public and see that we are here to assess and to support them in this very difficult time. Thank you. And probably on behalf of the people is that spaces of scarcity here, and we need to relocate them somewhere so we can be able to, so that the trade can be able to continue. No, because the police have a big space just behind there. We would appeal to them to give us at least few square meters there, so that we can move them all there, and then we can have this temporary tent sets there for them, and they will start trading there, and this place can be code enough for this thing. Yes. No, but the police one there, that is under yours. So we are appealing to you and your. Yeah. At the moment, they need an area where they can be relocated and then temporary, so that they can continue doing the job. If not, yeah, that's okay. That's okay. You can work with that. Yeah, we will go and look at that. Okay, that should not be a problem. Kon hierarchy pour ka kafo CEO la jang nga jube mune tiñata jan ning masibol keta e ka men ke foroti wala mol me yalon ko ila fengol tiñata jang ngawol safe ni ngawol safe CEO ya fo janne ko jannem chairman ya fo janne ko jannem fenkoti naka baludula la sto magasin bati. So pour ka make sure that kolte tiñala molte bata soto la mbe dula fana jube la molsi sawno damen isaje kol si tano no men la fengol tutaje mol men la fita sandiro la isi taraje ni wo keta fa pareta den jang fanan sa kisi munati na nyin kima bota janne, so that next time nimba dadala nga sartolta me yalonko nyin nyong sifa te kela koteke wo dal wole faydo kumo faydo si mbe mol bele fenkela naka tentula nge jayi kal massa nyin nyongo ka kele bare na kere doron comme keba do ya fo jam nyamen ala le kita ala so si wo muta man sa ko ndafanan ate mela ibe makoro nati la janne pour mol me yalon ko elal fengo tiñata asi do ya nyawonya isi fen soto isi men commencer no koteke mbe chairman tentula mbe alfal be tentula mbe hakko dani la natara kumo manta nyama alsi hekkat alnimbar na governor tentula na deputy governor ani minister min bebente jam ani inter security officers min jam head of security officers
and the chairman of Birkama Area Council and CEO mbebe tentula mbe jayla la do ko nyima ni la lo nya nyima nyimman ken tol nital bele ngani yoti nyina mo ngani yoro pour jay tar kayro kono anen tenku anen sabato on fele jan nin kaf nyoma dembo chefo kabra ngani ko mo mbe ni yakuya ay president ni sula nyamin ay security ni sula wala nyama ay governor ni sula wala nyama ay chairman ni sula wala nyama du banko be denta wala yi ko min bige min la fengo tinyade jang banko be la fengo ka sarta jang momin ka balu ja siatal mo keme lo ka balu janto oto kasaro men kadi jam mota jolano iba di leler do min ka ngende de fe do barana fulo mota di lano oto mbe dane fanasi sabarota komi alal lat kitiyo nanata do be nga sonko alal kitiyo nat ni sonto alal kitiyo be nga bol ala bulo kon president be lola yele surtout anintilo kadi ko ngende min kala abo lolo otole oto mbe re kansul fanan kiyaman bi jang ko ba fele jang nyimila do kulet oto la do ko ngenta lola min to lowoto yake banko mo lejo ko ngenta lola min te lowoto lo gila mo mangeno fole ni lo tolo gila do mo be kontandal oto ni mo be lo telo gila to do mo ni la place lom president na la place lom security na la place kemano na la place oto mbenga lon lo gila do banga joko kayro sabat tenku ngoy ke jang nyim façon ay fama jang nin de mo juju anin deputy governor fele jang oto ngama sakunda tentu nga jaymbe ministre Ablaye Sanyang jang ko le mo Birkama ko le mati fenti ja sa mamel ni sa ten ko jang nyim marché to jang fenti jang ata mem fo no anin diaji fanam bi jang mo fulo be nyul be Birkama di ngolete fenti jam mo min fonje diaji fe lorin jam dan ma yalet oto commission albaysa ndol kontande bak alla nala jang ay nyaaji la fita Birkama be alfal to yala ngal be tentu ngal jayi mba falale ko be mol mim dane se yamfa e nyomuta e ke ba kilim fa kilimoti ma jenga kayro sabat ni ndam ye tulo fa ikoko kumola wala bankun tonya ikoko ali ngo tunuji kayro nanata don nimma ci bona bedde don ma ci bona Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Those that are here, right now we need to sanitize the ground because we need to occupy it in order to get into the bottom of the whole situation. All right, as you rightly alluded during your speech, there has to be a thorough investigation, which we are coming to implement right now. So we are going to cordon off the area. It's only the crime scene that are going to be here for the moment until when they are done with their job. But we want you to appeal to your people, all right, to give us space, because what has happened, and it can be undone for now. But we need to get into the bottom of the issue so as to understand, all right, the very reason behind how the occurrence all come together. So I'm appealing to you to talk to your people here so that they can give us the entire area very clear. Then we Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ñun ñu ngi fi ci turu National Security Council ñëw pour masawu ñi nga xam ne ñoo am loraange ci safara bi nga xam ne am na fii biñ ko déggee tey ci suba président daf ñu yónni ñun National Security Council ne ñu ñëw bokk ak doole waa Birkama Area Council di rafetlu taxawaay chairman bi fii ak di CEO ne dañ ñëw pour massa coono bokka naxar bi ak métit bi ak waa Birkama ba rawatina ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci syndicat bi fii di fi doon liggéey ci li ñu chairman bi wax fii nekkul rek ne liggéey bi fee am Birkama rek laa jëriñ waaye tunda bee gox gi mun nañoo ne Gambie yëpp dañ seedee gis seen bopp si njëriñu fii so lii bu amee nekkul rek ne ñi fi doon nekk di liggéey rek la géteen sonal nekkul ne waa Birkama rek la géteen sonal waa kuy eewoo Gambia daal war ngaa gis sa bopp ci lii ne métti na fi mu nekk nag dafa teel torop pour ñu wax lan a xew mbir yu mel ni su xewee dafa am yoon yu nga xam ne takkandeer yi moom lañ dee toppa mooy lan dinañ jéem a def luñ mun suñ kéemtalaay may kantan pour gestu ba mun a xam lan moo waral safara bi am soo gisee nag gestu yooyu ñu ko def dinañu mun a dimbale pour ëllëg ñu mun a fanxa yeneen safara yu war a mel nii soo fi mu nekk fire service ak ñoom police ak takkandeer yi daal yëpp dinañ booloo seen doole pour mun a gestu seet lan moo indi safara bii nii xanaa li ñoo ñaanagum rek mooy pour nag mun a jublu ci gestu boobu leen dina doon baax torop nit ñi wàññeeku fii génn mun a bàyyi ñi nga xam ne ñoo war a def seen liggéey pour def gestu boobu ñu mun koo def chairman bi tam am na lu mu fi wax
mooy lan ne comme que fii dafa am njëriñ ba nga xam ne dundu Gambie yëpp fii la nekk baax na ñu mun a seet ñii fan lañ leen mun a remplacer ñu demagum fa pour mun a continuer seen liggéey fi mu nekk nii si loolu tam dinañ ci taxaw bay mun a gis ne si nim gën a gaawee am na fu ñu leen a yóbbu ñu mun a continuer gum seen liggéey ba gëstu bi ñoo def fii jeex ba ba ñoo mun a liggéeyaat fii te xam naa ne buñ ko liggéeyaatee mooy gën sax li mun a am fii léegi musiba dina dee am waaye li cee génn njëriñ la day gën a nekk daan nam meloon di métti lu rek li fi xew nii te dinañ meeg soo ne xam nañ ne waa council bi di ko chairman waxee am nañ ndimbal ak taxawaay boo xam ne dinañ ko war a def pour gis ne ñii jóg nañ ba mun a defar seen liggéey di ko gën a dëgëral tam rek ne ko ñun itam nguur dinañ seet daka lañ mun a dimbale council bi ba ñoom itam luñ mun a bugg a def fii yëpp pour lii delluwaat ca nam meloon doole boobu gën faa ñëw lii daal lañ amoon ci li ñoo yokk ci wax ji di maslu di mititlu ñi nga xam ne ñoo am tolof bi ñoom la gën a daal waaye dinaa leen won ne du pour ñoom rek affectu leen ñoom rek métit bi romba na waa syndicat bi fii romba na waa Brikama Gambia yëpp a ko bokka di ñaan yàlla mi nga xam ne nag moo am kàttan doole yàlla na fi yu mel nii géej te mu mel ñu doole bi ba éene bi nga xam ak bébé bi nga xam ne am nañ ko pour delloowaat yëpp nam meloon ba gën sax ni meloon mu jàppale ñu si loolu bañ egga foofu wasalaam. Connection is a problem, and people need to understand, like you rightly said, if you think you are saving money but you are not saving money, do the right thing once and for all and save your property. What happened today is just unimaginable. So like he said, I think there is a need for to assess. We know exactly who are the victims, do proper documentation, and see what we can do as quickly as possible. Because what you said is very important. Supply chain will affect and will have ripple effect on everybody. Definitely. Not only people living in the West Coast, but maybe the land they can go the whole country. So we need to do immediate assessment first to know what are the problems, what can be done in the short term, and medium and then long term. fii laa dee jaay bor bi kon dama gis fii lu yàqu fii tey dafa am doole trop te xam naa ne ñii ñëpp ay borom njaboot lañ gis nga te jamono bi fu mu nekk nii dafa métti trop soo gisee lii lépp am courant bi la coupé bi la moo indi lii lépp because depuis démba 3 ñun suñ kër sax dañu fay suñu miita bi mu ngee dem di ñëw rek mu ngee dem di ñëw gis nga nawet suñu xam ne lii dafa am courant bi mu ngee dem di ñëw dañu war a fay seen contact bi foofu ñu xam ne dafa am lu war a yàq si dëkk bi koo gis yaa ngi amee sa njaboot soo yàqaloo tey foo amee foo koy jël da ngay sonna ñi xam ne dund bi fuñ tolloo lu yàq fii tey Barrow mënu koo fay xaaj bi sax mënu koo fay kii fi lu yàq fii tey kenn mënu koo compter ay milliards waxuma ay millions ay milliards la yaa ngi gis dañu ne ñu ngi si luwaas ñu ngi amee seen njaboot war a dundal seen njaboot yi fu mu nekk nii nguur bi mu war a taxaw teg seen tànk dimbali nga xam ne seen bagage dafa yàqu fii jàppale leen man loolu la am kaddu boobu laa mun a am ma wax gaa yi yaa ngi dëgg am na ñu nekk fii ñu ngi toog di jooy dañ xalaat seen dunda fu ñu ko war a jëlee fu mu nekk nii yaa ngi gis bagage yëpp dafa yokk waaw man nag jigéen laa dama xam ne borom njaboot fu nekk ni ku sa place fu nga tolloo ak naka nga nekkee sa kër waaw loolu laa ñaan nguur bi na jàppale gaa yi xam ne seen bagage. Assalamualaikum. Ntolu wo foni ku ya katon signol lan tolle ni be siri. Domoron be syndicat. Adama dingo be kabalu wo soto jere. Abirati kes. Amani kes. Anyo kes. Asise domor. Fengo feng. Nyo dur la masin, nyo ko tina masin abele bije. Ntolu wo fo bala fadi. Kabirin talan nan suba. Ntolu bijang na dingo le jeyor na nem fengo le jeyor na nim fa sa bisol. Ya kata. Alama ko la kele kairat hila or motem. Ani man fello woto de barinte be yale ye kumandiro le ke ko ngana syndicat dimba mar yalla wa don tol fanat fon ka taraje yo butun nata wala ala nata ken tol fon dol biye dol tije dol la fon biye dol la fon tije ajani ro taraje nata ma koy sembo dan ta daminge ma ko bari sembo bala le bulo kono
soja malum mototiyol wala sembo wartan tol wol fana ya kata war comme dimba sembol warta dimba mi ya ko fu ala assalamu alaikum muka nyo kai akata ni ku ya ku balati anda ni ku ya amandan tol birka ma jandam mala nyimmu gambia bela ni ku yarati annu nyimma sibo mu gambia bela ma sibolati kantu nyin sandika ndaka do ko kanyin sandika la kono barna fulo men sandika kono ala drone be londi wala sandika kono ko fonta fono na fulo men sandika kono nyimmu gambia bela ma sibolati kan nyimmu ma sibolati annu nyin ndama min ja ko ma konko ndama konko la je nyin ko ma kantu balwo min be nyin sandika kono tilkil ngo damma balwo min ka dunyo kono ni min ka fintije asiyata gambia bela balwo be nyin sandika la kono bini ko be kata se butu ken sawat ntada alhamdulillah mfanan den nan kama boro kanyin sandika kono ja bara ala nata kanyin sanji flo kono nara manga sino nyin satele kono mbora jam nsa unta woto ntada bagaso be bolo danak biwo kay na min ka sarraje o mtiya boro sabada mat o man tambi dai sibuli konon tol bar ngalong nta fono la nyi hirko be je bar hirko be nyi sandika ko har nyi sandika telephone ta fono la nyin mu konkolati nyimma sibo nyimbe ko alnga alimbe hato nyimbe konko dun la gambia kantu nyin til sabo min tambita man bagaso min dun tan nyin sandika kono camion sabo woni moton diwoli man kiliya nyin til sabo kono damma bagaso min doron dun tan sandika kono dan ta oton tolbe duwala alma ala ko la be kinya kairoti alma noto sumyala sembo mari man satalla bulu atal kala jongo de ma atal kala jongo nema alma ala nemo jindi kanje alma ala ya jonya sonian ya rasulullah horomoto alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ko ni ku ya warata bak ani ku ya warata bak alma ko la be kala bagastiyol ya kairoti ntibe min fola gambia noli nga hasidi ya bondin sonno mo kono ngana one in gambia nga gambia jube gambia kata nyamin it's very sad kurang la be fa kan in 3 days o kono every second kurang ka fa nga hasidi ya bondin sonno mo kono gambia jube ka gambia tofo ka si tofo ni wo ka drombe min kono be bola kono ban ni mo ka drombe min kono te bola kono mo tem bondi la kono it's very sad ajube bang bobe la fengo be janta into asis so mo malo bagaso nanga mo min janta jang mbed wala alama mari masata lay bondi be min kono kila horomo to lay la ko mo horomo bari mo tem bondi la dem fongole be bondi la ngana wo gambia jube gambia mo ka mo tofo mo ka si tofo nga gambia jube ni mo jube rombe bola be min kono ban ni mo jube be min kono be tulo kono nte woro no sombe min fol mi e indi mbakos kurangale be fa kan birin kunun ko every second 30 minutes kurang ka faale nte fo nga fo na di ngole ko en na tele mo ya mambe ju faral na tele nga off la nga na frigo off kurangale be fa kan on off nte sen so ngo sede yale nte be min fole bala fa do baliye e fala fa do baliye molbe dami batatale man sakana ku da ma jube ay do bal jube min be ko ma molle ya keje ngumurunta na kuba kan ko tege gambia no nga gambia jube nga si ko boni na koko ni nga gambia jube be min kono be bola kono nde so odoro ne fono ni man gambia jube be min kono be tula kono wa syndicat bi ñun dal bori pass for lañu call nañu syndicat bi mu ngi lak so ma joge suma kër ak titange bobu nonu ñew bima ñewé dam ci benen bunta bi mënuma duga ma damaat ci benen bunta bi mënuma duga safara bi opana courant bi mu ngi on kenn ñi mo duga ifin fire service lool mo len tié waaw ñew nañ ñom tamit mais ñi mo ñoo duga ci biir su bunta yi lañ mëna taxaw di sandi ndox bi so fekka safara bi amna doole bo xamne kenn ñi mo ko jégué waaw ñu ngi xamal suñ boppa ñun ñëpp ak xamal waa Gambie ne nekkul ne ñun ñi nga xam ne ñoo fi dee liggéey ñun rek ñoo ñàkk Gambie ñoo ñàkk waaw parce que doomi Gambie ñoo fi nekk di liggéey doomi Gambie ñoo ñàkk bon Gambie moo ñàkk waaw ñu ngi delloo suñ boppa nag si yàlla mi nga xam ne moo ko lakka ñu ngi koy ñaanaat mu delloo ñu li ëppal lim ñu yàqal mais nag mun naa laa wax ne du yàqa sax parce que yàlla suy defar daf demee ni kuy yàqa waaw métti na nag torop métti na torop ndax am na koo xam ne benn saako la amoon wala ñaari saako su foofu la def faraatu di yóbbu kiram tey loolu lakk na tey jii nii amul boromam lu muy jox waa kiram ñu lekk xam nga loolu métti na trop mais nag yow defuloo ko man defuma ko yàlla moo ko def waaw dañuy ànd ñun ñëpp rek sant yàlla xam ne yàlla lu mu dogal jaam mënu ci dara te am na sañ-sañ bi ndax ñun ñëpp moo ñu moom waaw métti na nag non mënu ma laa wax ñaata bitig la bitig yi bari na
modern dat bitig yi bari na man rek ñaari bitig laa fa am waaw xam naa ne daal lu mu tudd ay 150 daal si taabal yi place yi nga xam ne place yu ndaw la waaw machine yi mun na 50 presque waaw place yi nga xam ne ay machine lañ mun na 50 presque machine yi bari nañ ñi nga xam ne dañ fa amee ay bitig bari nañ man mii rek ñaari place laa fa amoon so dara génnul yëpp a lakk waaw courant bi lañ wax ne moom moo ko waral parce que daf doon nekk di on di off on and off so on and off boobu noonu place bu si am masse lu mu tuuti rek on and off boobu noonu su ñëwee da ngaa gis ne masse bi dafa gën a am doole so masse boobu noonu mais bi moo taal safara bi waaw taa nga dugub ak gerte yi ni ak dege su tàkkee daf dee gaaw a am doole du dee nekk safara bi du dee nekk lu ndaw waaw lii moom xam nga nekkatul daanaka lu nga xam ne nit war naa wax sa nguur gi dara parce que suma benn jigéen ñëw na fi léegi mu ne doomam moo ko kool Angleterre ne ko ñoom Salif seen place lakk na xam nga loolu bon romb na nguur gi waaw ñu ngi koy ñaan rek lépp loo xam ne mën nañu koo dimbalee rek mu dimbalee ñu ko. léegi yow foog nga ne fire service bi boo ko ne si lu war a tax soo defit bi doo gën a yokk waaw fire service bi daanaka mun nañ leen wax dara waaye mun leen bañ a wax dara ndax problème bi mooy fire service matériel bi ñu amee moo amul doole même suñ defee ñoom seen kéemtulaay kàttan matériel bu ñu amee amul doole parce que paay bu ndaw bii nii ndox bu moo génnee safara bu mag munu si dara waaw def nañ seen leebul bes mais nag matériel bi tamit moo amul doole ba pare lu wax naa la mën na la di force temps bu ñoo ñëw courant bi mu ngi on ñëmu ñëw dugga si biir waaw ab wàññmaan bi tamit nag wax na ne moom dem na nawet wax gaa yi ne courant syndicat mu ngi lakka te courant bi mu ngi on try leen ngeen ofal ñu courant bi ñu mun koo fay mais gaa yi ofuñ courant bi bon dafa mel ni xaj na nawet bokk nañ si li nga xam ne tax na ba safara bi gën a am doole waaw. waaw ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi leen di siyaar di leen nuyu bu baax a baax a baax xew-xew bi métti na xew-xew ñëpp la ndax képp ku nekk bii ci réew mi rek sa dund lii bokk na ñu dugub bokk na ci mboq bokk na ci gerte bokk na ci sin dund la bokk na ci li nga xam ne moo yor dund bi syndicat lu am solo la ci réew yàlla nag moo dogal lii jàmmanu ci dara waaye wii bi passé rek lu mu néew 1000 nangam wàcc na ci baag bokk rek li fi nekkoon li fa liggéey lu mu néew ëpp na 200 people bët bi set bi la ñoo xëy seen soxla bi lañ ko fajee muy man ak ku mën a doon kenn ku ne li ngay faraatu ci ngay dépasse kon bu yàlla dogalee lii mënuñ ci dara dogala borom bi la duñ ci mun dara waaye nag dëgg yàlla bëgg nañ nag ku ñu ci dimbale bëgg nañ ko man bàyyi ñu xel am na ñun suñu rôle ñu ngi doon suyee suñu rôle ci réew mi ci loolu lañu ndax ci la ñuy xëy ci la ñuy gont amuñ benn liggéey lu dul lii tey ne am na ñoo xam ne dërëm newul seen poos ndax seen xaalis ak seen bagage yëpp yàqu na yëpp a yàqu ku mu yàqule woon amut dina métti ci borom waaye dina métti nag ci ñi nga xam ne fii lañ doon liggéeyee ci ñëpp la métti daal waaw mbir mi nag moom nee na mu ngi am foo ci guddi waañmaan mu ne foo ci guddi moom dem na ci nawet ne leen ñu fay courant bi fay ñu courant bi dem na fay sa bi ñëwee mënuñu dugg ndax courant bi mu ngi on loolu wóorul mënuñu dugg bokk na ci daal nawet daal dëgg yàlla su fekkoon fay nañ courant bi fay sa mën a dugg kon yàlla mën nañu dugg waaye nag dogalam yàlla jaam du ci man dara lii la yàlla namoon ci ñun waaw kon nag danañ sant yàlla jox ko yàlla ñaan yàlla rek mu jig ñi mooy mu joxaat ñu leneen luñu mën a jàpp ba mën a dundal seen njaboot waaw képp koo xam ne teew nga fi rek sant nañ leen gërëm nañ leen yéen jàmbaar ngeen baax na jërë ngeen jëf thank you Alaaji Seen Njaay